bi mbokk yi bisimila ci xibaar yi bokk na la ca gën a fës coowal Karim Wade ak procès bi dañu koy càmbaraatam déet ki nekkoon ganub jury du dimanche moom Seydi Gassama di directeur exécutif bu Amnesty International gis ne càmbaraat boobu les procès lu munta ñàkk la bu fekkante ne dañoo bëgg a méngoog li waa comité des droits de l'homme daal di wax waaye it àdduna ci daan yi nga xamante ne dañu koy teg ci ndoddu taskatu xibaar yi saa suñu amalee njuubteef ci seen liggéey juróom benn weer gannaaw ba ñu leen jëlee ci bërëb bi ñu nekkoon di déguerpissement li ñu nemmeeku nag mooy yenn les bërëb yi ñoom askan wooyu tàmbali waat nañ cay dellu bokk na ci avenue Lat Dior ak Blaise Diagne ñoom nag ñu ne amuñ yeneen bërëb yoo xamante ne ci lañ mën a daane seen doole ca stade Léopold Sédar Senghor nag foofee toppandi gi mi ngi dox bu baax daañu wutali ca Sow Kolda ca commune bi ñu naan Thiendy foofee nag gis nañ ne mbëkk mi dafa sonaloon bu baax ndaw ña fa nekk ñu ci bëri sax ba ñu demee dellu si wuñ ñenn ñi dañoo ñàkk seen bakken waaye am nañu ci am chance mujjee ñibbisiwaat ci réew mi soobu nañ nekk ci seen liggéey waaye ña ngay sàkku ndimbal ci kilifa yi ci seen geneen wàll ga soxna yi di leen jàppale ñoom nag ña ngay soññ bu baax ñi nga xamante ne ñooy ndaw yi nekkee ci yeneen gox yi fasantikoo yi loolay ponk yi mbokk yi bu ngeen taaxirloo ñu daal di koy faram-fàccee. asalaamaaleykum mbokki xibaar yi ni ñu ko junjee la ñu koy daal di door rek mbirim Karim Wade tey jilee ki nekkoon ganu jour du dimanche di Seydi Gassama directeur exécutif bu Amnesty International gis ne nag càmbaraat procès bi lu munta ñàkku la ndax nguurub Sénégal ñoom dañoo am taxawaay bu am solo rawatina réew mi ca comité des droits de l'homme te dañoo war a méngoo la nga xamante ne moo fay dox waaye it ca ña nga xamante ne ñoo teewaloon réew mi foofee ca Genève ca waxtaan ñu fa doon amal te ne dañ leen di tegap daan moom mu ne nag mu ne daan yooyu teguwul fenn ñàngat li ñu àndi ceeg Cheikh Assane Fall. mu jiite conseil des droits de l'homme bu Nations Unies ca 2018 ak léegi Sénégal dafa nekk ci obligation wu appliquer lépp loo xam ne recommandation bu jóge ci comité des droits de l'homme surtout ci lu jëm ci mbiru Karim Wade loolu de mooy gëm-gëmu Seydi Gassama moom mi jiite Amnesty International fii ci Sénégal. Aujourd'hui, il faut réparer. Il faut mettre en œuvre évidemment. tey ci yoonu defaraat la ñu war a nekk dañu war a tëral décision bu comité des droits de l'homme bi wax ni nañu defaat procès bu Karim Wade procès bi dañ ko war a defaat te loolu bokk na ci loi Sénégal man de jàpp naa ni dañoo war a ñëwaat ci procès Karim Wade dañoo war a jëfee décision bu comité des droits de l'homme dañoo war a jëfee recommandation bu comité des droits de l'homme mënoo am yenn responsabilité yi ci àdduna bi nga bañ a appliquer yenn décision yi ndax politique. Ces recommandations pour des raisons politiques. ab jaxasoo bu am sunu biir institution yi ginnaaw ñibbisib sunu diplomate yi jóge fële ca Genève nekk na loo xam ne moom jàpp na ni jekkul benn yoon moom mi sax gis ne waruñoo xalaat benn yoon teg ay daan ci ndodd aux fonctionnaires yooyee. Je désavoue entièrement ces sanctions. ànduma ci daan yooyu te tontu yi nga xam ni Moustapha Ka indi na ko tontu yooyu la état bu responsable mënoon indi ci wàllu woowu rafetul benn yoon. Face à une interpellation des Nations Unies. te lu ma ñaawlu la ñàkk déggoo gi nag jéggi na dayoo. Il puisse y avoir des dissonances. Seydi Gassama mi gis ne Sénégal présenté ab rapport ci comité des droits de l'homme sax nekk na loo xam ne lu rafet la déjà waaye moom lu mu gën a bëgg mooy ñu jëfee recommandation yañ fa jëlee ndax gis na ne loolee suñ ko defee day gën a rafetal kanamu Sénégal ci àdduna bi yépp. Cheikh Assane Fall la ñuy desandi ba tey ci jour di dimanche moom Seydi Gassama beneen ponk boo xamante ne àdduna ci mooy li ñuy tekk ci ndodd taskatu xibaar yi saa suñu amalee njuumteef ci seen liggéey di ay daan mu gis ne nag dépénalisation de délit de presse dafa nekk lu ñu war a wote ci réew mi loolu nag dafa des képp ci ki nga xamante ne mooy njiitu réew mi ndax moom mun naa wax ak ñi di député ngir ñu amal boobule wat waaye li ñëwul ci sow mi nag mu yenn ci kilifa yi di patron de presse yi ñu ci bëri daanaka ànduñu ci ñu déglu ay kàddoom. xam nga ca tàmbale ba balaa ñoo yegg si fii yëpp waxtaan naa ci ak yenn député yu bëri sax waaye ñu si bëri ci ñoom lu ñu mës a dund ak journalistes yi ak presse bi mooy tax ñuy bañ ñuy wax ay waxu dépénalisation waaye dama gis ne ci àdduna bi si Afrique bi soo xoolee bu baax a baax gis nga dëkk yu bëri yoo xam ne dañoo dépénaliser lii du délit de presse seen dëkk gi laqul dara yàqu fa amul coow bu fa jóge te jàpp naa ne journalistes yu nekk ci réew yooyee gënuñoo am formation sunu journalistes yu nekk ci sunu réew
réew président su ko bëggoon suba mën na wax ak ay député am waaye tamit nag leneen da ci am mooy mbir mi patron de presse yu bëri ñoom tamit d'accord ñu ci. Il semblerait que beaucoup de patrons de presse également n'étaient pas favorables. ñu wutali ca jabab Tilène la ñu fa nemmeeku nag mooy jababa moom dafa màgget loolu tax nag kii di meeru gox ba di Bamba Fall di wéy di artu di wax ak kilifa yi ne boobulee jaba taax yee mun naa xëy rek daanu ca kaw ñi nga xamante ni ñoo fa nekk di daanu pa seen doole ñoom jaaykat yi nag gisee wun ni ñu mel li ñuy sàkku mooy ñu yeesalaat bërëb bi képp waaye ñàkk kaaraange nag nemmeeku nañ ko foofee ca marché Tilène reportage Tidiane Cissé Souleymane Diallo. marché bu Tilène ci digg Médina ci ab jàngat bi mu jot a def waa mairie bu Médina nee nañ marché bi wóoratul te ñëpp ñi fiy jaay amatuñu benn kaaraange. marché Tilène dañ ko war a toj ko parce que tey politique da ca war a xoon dafa am ñu ay responsable politique yi dëkkoon Médina dugg ci xeex boo ànd ci ay yenn commerçant yi pour ñu bañ a defar marché bi mais tey boo duggee ci marché bi da ngay gis dal yoo xam ne dafa yàq complètement ba weñ yi génn xam nga ay du yem ci bopp borom bis bu marché bi daanu du yem rek ci commerçant bi ba ci ñu doon dugg di jënd ci yem. kon tey tollootuñu ay marché di lakk ak ay marché di daanu wax naa fa wax jotee état nanguwumaa jàppale seen problème la ëllëg bu ñu jiñ kenn lenn man mii maire ak waa Médina def nañ la ñu war a def alerté nañu wax nañu protection civile ñëw na fa mais ay réparation lay wax ay nangam wax ji du loolu mbir bu demee ba toll fenn fii dañ ko war a dindi bala muy gaañi nit. mairie bi lu mu gis moom moo di ñu toj marché bi ngir rek defaraat ko ci anam yu wóor. waaye ñi fiy liggéey gisewuñu ko noonu ñoom li ñu bëgg moom moo di autorité yi tere mandikat yi fréquenté marché bii lee ndaxte pour ñoom problème bi ci ñoom la jógee. gis nga fee gis nga lu mu mel bu tawee noonu lay ñëwee lii booy ñoo ko yàq ardoise yëpp booy ñoo ko toj dañ nekk si kaw di tuux di naan di xeex di sanante xeer senge yi moom marché bi moom si bi baagoro fi ñuy jaayee jën yi moom problème bi yëpp senge yi la. amuñu beneen problème ba senge yi moom. marché bi moom amul benn problème moom à part que dina am ay trous yu seen à part loolu moom amul benn problème mais man gis naa ni war nañ ko mën a defaraat mais moom côté sécurité moom ça va quoi xam nga commerçant moom boo xoolee moom benn instant intérêt rek lay xool intérêt mooy na toog di jaay di am xaalis defaraat bu ñu nee nañ defaraat ak yooyu ñoom duñ ci sawar. chaque jour mun nañ xëy bañ a dem fu ne waaye marché moom duñ ko manqué chaque jour dañuy ñëw dañuy bëgg ñu jàppale ñu defar marché bi pour lii bañ a daanu ci kaw nit ñi. ci bis bi ñu génn. la balcon daanu ci biir Médina ba rey ci benn nit li ñu mel bu amaatee ci marché bu Tilène mairie bi di Bamba Fall nee na loolu du doon lu ko bett ndaxte ci li mu jàpp ëpp na lu toll ci juróom benn fukk ci ay bâtiment yi nga xamante ne ay menaces lañu ci kaaraange nit ñi fii ci Médina. junjoon nañ ko nag ci ndorteelu xibaar yi juróom benn ci ay weer gannaaw ba ñu tàmbali yëkkati yenn ñi nekkee ci mbedd yi ngir daal di koy yaatal ñooñu nag dañoo nekk ca yoon yi nga xamante ni méngoowul ak yoon ñu nemmeeku na ci yenn xàll yi nag askan wa tàmbali waat nañ fa dellu si bokk na ci avenue Lat Dior ak Blaise Diagne ñoom nag ñu ne amuñu beneen bërëb boo xamante ne bañ leen yëkkatee fa dañ leen yóbbu waaye ca stade Léopold Sédar Senghor rek la ko wër foofee moom liggéey bi toppandi na am na foofu bu baax. Reportage Omar Kane Augustin Manda. ay commerçants lañu ay mécaniciens ak ay chauffeuru car rapide fii ci rue Jean Jaurès ci avenue Lat Dior ñu bokk ci victime yu njëkk ci opération de déguerpissement yi waaye ñoom dafa mel ni xalaatuñu lu bari ngir ñëwaat ci bërëb yi. bi ñu fi jëlee léegi war na def 1 an waaw mais nag ba tey joxuñu fenn quoi moo tax ñu ñëw delluwaat suñuy place ba xam. waa maire yi ñoo ñëwoon yëkkati ñu déranger ànd ak ay policiers ñëw yëkkati ñu fii ñu dem. ñoom ñoo ko waxal seen bopp li tax ñu ñëwaat mooy que ni opération déguerpissement bi leen fa jëlee woon amul suivi. mais ñun doo xam ne comme maire yi moom su yëkkatee bu toogee quelque temps rek après day bàyyiwaat lépp mu sedd parce que am na ñu yëkkati woon fii ay cantine magasin yu bëri mais après ñëpp la bàyyi. moom kii quelque temps rek dafay bàyyiwaat day bàyyiwaat parce que même sama waa ji moo doon xeex ak ñoom ak lépp mais après lépp la bàyyiwaat gars yi ñëwaat toogaat. boo demee ba bëgg leen satisfaire nga bëgg leen génnee foofu am ñu war a satisfaire wutal leen fu ñu ne yóbbu leen fa mais boo ñëwee dàq leen nga dem sa yoon dañuy ñëw a remplacer suivi moom dafa mel ni am na ci wetu stade Léopold Sédar Senghor ndax gisuñu fa benn mécanicien benn chauffeur wala benn raxaskatu oto ci bërëb yi. ab grillage sax taxawal nañ ko fa ngir mën a aar bërëb bi
déguerpissement boobu nag dafa mel ni neexul ñu bëri ndax ci ñenn ñi am na gàllankoor yu bëri yu mu jural ñi fi nekkoon. fii ñi fi nekkoon am nañu di dëkk si ñu ngi fii nii ci suuf pont bi fii am na ñoo xam ne ñu ngi fii ci angal yi toog am na ñoo xam ne ñu ngi fii ci koñi toog même gis nga liggéeykat yi nekk fii borom place yi nekk fii gis nga boo wëree fii angal ba angal ñoom ñoraan doxal liggéey bi ay jigéen ñoo xam ne jaaykat ataaya ay xale yoo xam ne dañuy jaay ndox maire yi nga xam ne dañuy dëkkoon ci koñ bi fii lañ nekkoon di jaay gerte ci kaar yi fii nii di fi jaay gerte ak restaurant yi nga xam nii borom restaurant yi nga xam ni ñoo nekkoon fii nii fii yëpp ay restaurant lañ tôlier yi fi nekkoon ñoom ñëpp fi ñu toll nii kenn xamatu ci liñ nekk loolu na waa daa man balay def dara war na koy seetaat ko xool askan yi li ñuy dund. avenue Blaise Diagne awsa yi nekkoon ci miiru stade Iba Mar Diop bi nekkatuñu fa. waaye bu ñu seetee ba seet am na ñenn ñoo xam ni ñu ngi fii ba léegi comme ni ngeen ko gisee fii ak fii. juróom benn weer ginnaaw ñu tàmbali opération déguerpissement yi dafa mel ni suivi bi moom fulaaluñ ko mu nekk loo xam ni neex na lool ni ñu fa jëlee woon ñoom ñi lay di tàmbali di ñëwaat ci bërëb yi. canta ngërëm ñel na la Omar Kane ñu wutali ca Kolda ca Sow ca gox bi ñu naan Centi foofee nag lañu fa nemmeeku mooy ndaw ñi moom ñu ci bëri dañ doon jël gaal gi wutali biti réew ñeneen ñi nag dañ cee mujjee ñàkk seen bakken ñeneen ñi seen mbokk gisatuñ leen ca ëpp wërsëg nag ñoo mujjee dellu siwaat ñoom ña nga soobu ca liggéey waaye fu mu toll nii seen loxo jotul seen ginnaaw ñu sàkku ndimbal bu baax ci kilifa yi soxna yi te di leen feelu ñoom li ñuy taxawu mooy ña ngay soññ ak ñaax askan wi ci mbëkk meek gàllankoor yi mu mën a jural askan wi reportage Seydou Diatta. fii ci diwaanu commune bu Thiety nekk sow jant région bu diwaanu Kolda askan wi fi yeewoo bokk nañu ci ñu gën a loru ci mbir mi immigration clandestine ndaxte am na ba tey ñuy jooy seen doom te noppeeguñu ñeneen ñi ñoom ñu ngi toog xaar xibaar ñeel seen doom. boo gisee ñu tànn gox bi di Saare Fili bokk ci commune Thiety c'est parce que dañoo xool ci statistiques yi dëkk bii ni dafa bokk ci dëkk yoo xam ne dañoo ñàkk seeni doom yu bëri ci wàllum immigration clandestine. lu ñu fi ñàkk ci doom gox bi kenn xamul nu mu toll lu ko dale Kolda bi fii. amul genn lim gu wóor ba tey waaye bu ñu sukkandiku ci seede askan wi ak l'enquête bu wàllu yem amal ci gox bi mbir mi jéggi na dayo ba tax ñëpp war ci jóg xeex lu nu mel. bépp jeune buy immigré pour la ci lu gën a bëri même bu tàgguwul papa ji mais day tàggu yaay ji donc war nañu jouer rôle bu important ci wàllum immigration irrégulière boobu noonu parce que ñàkk bu amee ñoom ñooy ñàkk bu xale bi càngee fale ñoom ñooy jaay seeni jur yi yëpp pour yónnee seen doom yi parce que benn yaay bëggul doomam dee benn yaay bëggul doomam sonn. aydi nene kam kay ɓiɗɗo toujours ko kala ko woni probléme ɓiɗɗo wiite ko nene kono tawa goɗɗo cat bu ñu topp ñun yaay ji mooy saa bu doomu nekkee ci jafe-jafe ñu ñuy joxoñ baaram tuuma fekk yàlla xam na ne yéeguñu tinuñu bekkero ñi nekk ci coono. awa ɓeydanama caɗeele. bari na tey ay ndaw yu jàpp ne soobu ci mbay mi mooy lu fi gën waaye jafe-jafe bi mooy ñàkk financement ak ñàkk jot ci suuf. Dakar wax ci téléphone portable ak nañu koy jëfandikoo foofu rek ñu xoolaat jëfandikoo gi ndax léeg-léeg day faral di juri coow ci biiri kër bu fekkante ne nag lu munta ñàkk la ñenn ci askan wi ne foofu rek ñu xoolaat doxalin gi ñoom àddu nañ ci micro Alioune Gueye. man lu may utiliser sa téléphone portable bi ci bés bi mën naa wax ne 75% la de. 15% avant tout d'abord soxla mooy tax ma koy utiliser mais da ngay xool ci biir soxla yi da ngay dem ba benn moment mu lay jural ay inconvénients. quand je l'utilise. lu si ëpp lu ma koy utiliser pour def ay recherche la su ma nekkee école. li tax may gën a connecté wu mooy sama parents yi nekk Europe. bu njëkk danaa toog ak njaboot gi di waxtaan ak ñoom di leen conseiller mais loolu yëpp amatul léegi saa su ne boo toogee yaa ngi téléphone bi. même su téléphone vidéo sax yow doo am sax toog sa famille nga ne da ngay waxtaan ak ñoom. li ma gis mooy amul vie de famille xale yi jàngatuñu ndax téléphone xale yi concentré tuñu ci seeni liggéey kër ndax téléphone da ngay gis xale bu concentré wu ci téléphone boo koy woo du la sax wuyu parce que xelam bi yëpp mu ngi ci li muy connecté wu
J'ai raté un accident. am na bés xaw naa am accident ndax loolu ndax dama waroon bëgg répondre benn appel téléphone fekk am na oto bi waaj a ñëw sama wet as tuut moo desoon rek mu jël ma. Prêtez attention à la voiture qui venait de mon côté. un jour dafa amoon samay xarit yi ñëwoon di ma seet si parce que toog naa pendant des semaines gisuma leen comme ñoom tamit dañoo ñëwoon pour rendre ma visite toog nañ ñu waxtaan mais man aw ma sax seen temps xalaatuma woon sax ndax ñu ngi ci nekk parce que bon instant boobu maa ngi WhatsApp di wax def lu ma neex. dafa dem ba benn moment ñoom tim dañoo énervé wu ci loolu parce que koo yëgul du la yëg. benn jour ma wàcc tëdd guddi di waxtaan ak sama soxna dem yaa ñu envoyé message ma koy déglu après mun ma xool téléphone bi déglu benn message xam nga benn xale bu jigéen te kooku du sama dara sax ñoo bokk benn kër gi sama atelier bi la nekk ne bon mun naa may chéri xam nga affaire yi xam nga xale jigéen ñoom dañoo léegi affaire yi léegi soxna si dégg loolu comme pour moom vérité la quoi. rek mu tëb sànni téléphone bi daal di tëb xataraayu indi ma ay attroupement yu métti ba dem sax ba ñu xaw a séparé wu quoi mais heureusement. man mosuma ci dund lenn parce que dama koy moytu bu baax dama gis danger yi muy def moo tax dama koy moytu bu baax a baax a baax. le téléphone. téléphone portable jëfandikoo lu am solo la waaye tamit il faut que ñu xool nañ lañ ciy def pour bañ ci sëgg ci sunu àdduna bi yëpp. séparé. quel que soit alpha nit mënoo am li gën doomu aadama. beneen ponk ci biir xibaar yi biti réew lay nekk ñu ànd ceeg Alioune Gueye. ca Côte d'Ivoire élection pal njiitum réew ñu koy amal déwén ba tax na parti bii di PDC yi organisé woon meeting bu rëy di ci saagal njiitum réew ma fi nekkoon di Félix Houphouët-Boigny ay militants yu bëri waaye tamit ay cadre parti bi ak yeneen responsable FPI yu Laurent Gbagbo ñëwoon déglu discours Henri Konan Bédié moom Henri Konan Bédié ci discours am sax mu mel ni ku siy gaaruwaale régime Alassane Ouattara ci biir discours bi mu ci woo ay naataangoom naan leen nañu jug booloo nekk benn ngir xeex li leen Alassane Ouattara bëgg a imposer maanaam ab dictature mu teg si di si wax naan ñoom seen mbëbët mooy jëlaat nguur gi ñuy fàttali ni Henri Konan Bédié ak Laurent Gbagbo amaloon nañu ab gisante ca weeru sulet ca Bruxelles lépp ngir booloo juboo waaye tamit jëlaat réew mi. ca Togo téeméer ak juróom-ñaari délégué alliance nationale changement di ANC ñoo clôturé seen congrès wu ñaari fan ginnaaw bi congrès bi jeexee ci lañ fal Jean-Pierre Fabre mu nekk seen candidat élection pal njiitum réew 2020 moom nag mu daal di koy nangu ci ab fête bu rëy le militant alliance nationale changement yooyu daal di ñibbi ginnaaw biñ ko falee moom Jean-Pierre Fabre moom sax mu ngi ñëw ci fête bi sol tenue traditionnelle takk ab ceenu or ci baat bi toog ci wetu jabaram fanfaar yi di yuuxu. ca Grande-Bretagne ñii di député yi daanaka dañoo tooxal Boris Johnson ndax dañoo sàkku ci moom mu bind ab bataaxal daal di toxal ba fanweeri fan ak benn li ñu bëgg a génn ci Brexit moom njiitu jëwriñ yi mu daal di koy nangu waaye ak xol bu tàng. ndax moom Boris Johnson au lieu mu bind benn bataaxal ñett la daal di bind benn bi signé ko di laaj ñu daal di yokk li ñu bëgg a génn ci Brexit bi ñaareel bi mu daal di koy signé waaye di wax ni nanguwul li ñu bëgg a toxal bi ñetteel bi mu jagleel ko ambassadeur britannique ba nekk ca UE di Tim Barrow di wax ni gouvernement bi yoon may na ko mu yokk bés yi. ca France dawu saxaar yi daanaka dafa tagga témbe woon démb yenn ci TGV yi wala sax TER yi dañoo tardé wala sax mujj ñoo daw li ko waral nag mooy dawalkatu saxaar yi dañoo nekk ci ab giraw ginnaaw bi kenn ci seen naataango amee ab accident ñoom ñuy sàkku ci train yi mu am ñaari dawalkat njiitu jëwriñ yi di Édouard Philippe gis ni giraw boobee du yoon. du wax ci wàllum aada ak métier bi ñu dippee beat maker ñu yëngatu ci wàllum rap ñoom xam nañ ko bu baax mooy nal musique bi ànd ak woy wi Tahirou Diouf nag moom ñetti at ci ren mu yëngatu ci wàllu woowee ndaw la waaye da ko bëgg moo tax mu daal di ci sóobu nataalam nag ñu koy defal mooy Mamadou Cissakho. lii nii ngeen di dégg lañuy woowee beat
lu am solo ci wàllu rap. Tahirou doon étudiant tey atam toll ci 20 at ak benn ci loolu lay yëngu ab bëgg-bëgg bu dem ba doon liggéey. li may inspiré nag daanaka musique la quoi parce que man je suis mélomane damay déglu musique lu bëri donc États-Unis par exemple dama fay déglu gars yi ñoom xam nga rappeurs yi ñoom J. Cole Kendrick Lamar ñoom dama leen déglu mais notamment seen beatmaker yi quoi. ci wàllu musique rawatina ci rap beatmaker doon lu am solo waaye duñ ko faral di fësal. je peux dire que aussi nag fii nii amuñu visibilité quoi kenn xamul lan mooy beatmaker bon kenn xamul ko quoi pratiquement fii bu ñu wax son dañuy xalaat automatiquement ay xam nga artistes yi nekk ci son bi xam nga les beatmakers gars yi ils ne mettent pas en valeur quoi kenn xamuñu donc. fi événement yi bëri na je peux dire que am na ay par exemple Listen to Beats boo xam ne sama grand 10 mooy suñu CEO fii si Debaraxe moom day organiser ay séances d'écoute xam nga pour gën a mettre en valeur le travail des beatmakers fii nii Sénégal quoi am na aussi ay beat battle boo xam ne jot naa si participer ñoom Dixa ñoom ñëpp ñoo organiser ay battle de beatmaker xam nga pour gars yi gën leen mën a xam nga gën a mën a xam lan mooy beatmaker quoi. même su fekkee tàmbali naa liggéey ak yenn rappeur waaye am na ay ambition yu gën a rëy. pour l'instant am naa fi benn projet boo xam ne si laa nekk d'ailleurs man maa def kii bi man ak Wonder Beats sur le projet de Fla the Ripper bon man maa jot a def benn collab mag Wonder si premier son bi quoi mais am naa yeneen projet yoo xam ne ñu ngi waaj a génn bon pour l'instant moom damay jéemoon def tout pour am sama licence incha allah après bon pourquoi pas beatmaking bi ma continuer ko ba am samay projet am bon yàlla na ko yàlla may samay studio wala des trucs comme ça quoi. bi wàllum informatique doonee lu yomb jëfandikoo ba tey créer ay bit doon na lu yomb itam loolu tax ba ndaw yu bari di ci yëngu waaye boobu liggéey doon na lu des a fës fii ci Sénégal. yegsi nañu nag ci reportage yu bés bi tey jile nag ñu jagleel ko sër ak jëfandikoo ci soxna yi di def jamono di dox ñu nemmeeku ne léegi gone yi jigéen yi kenn woddooti ci ñoom nag ñu ne li ko waral mooy dafa méngootul ak jamono te bu jamono di dox foofu rek nga daal di dox ànd ak moom moo tax ñu daal di jël sër yi daal di koy teg wutali pantalon yi reportage Alioune Gueye Moussa Fall. woddu nekk lu yàgg ci taarixu Afrique. waaye jamono jile xale yu ndaw yi jigéen ñi taamu ay pantalon robe ba ci yeneen tenue yu bees yi lan moo ko waral. xam nga rek dañu nekk ci monde boo xamante ni ça évolue te xam nga wodd moom ni ñu mënul yarewoo ci suñu kër maam yi wala ay nekk ak ay mag ñu wan ñu ni ñuy woddee parce que wodd dafa am côté buñ koy teg ak côté buñ ko dul teg. man mii par exemple su ma nekkee suñu kër soo robe sama xel yi ñuy jaay marché HLM man moo ma gënal wodd soog sa parce que robe bi du laaj ngay dem di jël eau wala ngay jël benn yére teg ci sër bi doo ko dem da ngay jël robe bi rek soldat di dem. man tubéy moom a gën a ndax xale laa ku nekk ak loo sentir rek man tubéy laa sentir. waaye bu ñu dégloo mère bi le lii di woddu baax na loolu. ñàkk a woddu bi baaxul ci jigéen góor gi bu lay xool ni day xool sa cër yëpp sa cër yi góor war a koo gis lu mooy sa jëkkër jigéen ñi moom. woddu moo war ci ñoom balaa nga am format doon nit dangay woddu waaye pantalon yii ñu xewal nii dara baaxu ci. xale bu jigéen bi gis ni dañoo war a sàmm suñu ay valeur. gars yi dañu roy lu bari ci tubaab yi te su ma sañoon ñu xaw a nekk à l'africaine daal parce que woddu lañ xam ak sœur yooyu genre mais ñoom dañuy bëgg sol tubéy sol lépp en même temps. Bernard Dadier doon wax ci livre am boobu mu bindoon di Page Noire. wodd mooy suturaal jigéen kenn waru ko xaawi waaye ñu gis ni jamono jile xale yu jigéen yi taamu yeneen façon solin. mi nga wax jaajëfal bu baax mbokki xibaar yi fii lay daal di buuree ñaanal leen kenn lu jàmm te di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf wa salaam.